réponse am moom doyuñu benn yoon mais ndax sax ñun sénégalais yi dañoo war a xaar réponse ci moom ndax kat damay fàttali ni pendant juróom-ñaari at gannaaw bi mu waxee ni mandaawam juróom-ñaar la woon moo ko wàññil boppam yóbbu ko juróom bi mu weddee kàddu googu ba léegi daf ñu dugal ci ay système réforme ak ay genre njuuj njaaj yoo xamee ni boo ko seetee ba si biir pendant juróom-ñaari at noppalu ci benn yoon ci benn objectif rek indi na parrainage ñu ne déedéet mu indi fichier électoral bu bees carte électeur bu bees nga ni déedéet waaye mu jël carte électeur yi seet ña ko war a jot ñu jot ko ñëw ko neexul jotuñu ko ñu ne déedéet waaye bu mu indee parrainage bi yamu ci ñu ne déedéet waaye mu ne nag léegi kon balaa kenn di def nekk candidat foog mu ànd ak sama coobare ña ca bokkoon ñu ci bari mu génne leen ci candidature yi ña nga xamee ni fesoon na ni buñ ci bokkee xëy na làmbaay gën a ñaaw ñii mu yóbbu leen kaso ñii mu génne leen réew mi juróom-ñaari at ci jëf yu mel noonu à la fin li mu am comme résultat mooy que ni un Sénégalais sur deux ñaari Sénégalais yoo gis kenn ki àndul ak moom bi mu defee lecture boobu ci la indi lu bees maanaam xeetu dialogue boo xamee ni dialogue la ci tur bi waaye fond bi dëgg-dëgg escroquerie politique la ndax li tax mu doon escroquerie politique bu dialogue doon jëriñ dialogue yu njëkk ya indi ay résultats ndax dialogue bu mujj bi mooy ñetteelu dialogue te ñaar yu njëkk yi amul benn njeexit bu mu am ci askan wi kon soo analyser situation bi mu xam ni tey jii su continuer nii ni dëgmal élection locale yi ndax fii ñu toll nii ñaari at teg nañ ko ci mandat yi nga xamee ne mooy maire yi ak président de département yi nekk ci réew mi te mu wóoroon ni la bu ñu xoolan rek li nekk ci code des collectivités locales ñoom ñëpp ci jamono yi ci délégation spéciale la ñu war a nekk deful loolu parce que simplement xam na ni bu sumbee ay élection locale la xewoon 2009 ca jamonoy Ablaye Wade mën na koo dab ndax résultat wu législatif yi boo ko booleeg résultat wu présidentiel yi day wane ni dëgg-dëgg fu mu fi sumbatee élection locale li ëpp ci dëkk yu mag yi ak dëkk-dëkkaat yi mën na jógee ci loxoom dem ci opposition bi muy premier palier ci nangu gu Sénégalais yi di nangu pouvoir yi nga xam ne joxoon nañ ko te bu sumbee ay élection législative gis nañu ni élection yii législative passé tuuti la rëcce suñu juboo woon ci suñu biir kon amaana tey jii présence opposition bi ci assemblée nationale dina demee noonu donc ñaari risque majeur la am te bugg cee dem benn moo tax bi mu sampee dialogue bi ngeen ko laajee yéen journalistes yi dafa ni leen man de sama yoon nekku si waa dialogue national ñoo ko indi te dialogue national ay jinne indiwuñu ko moom moo ko sooke moom moo ko samp sénégalais yi moo ko imposé nit ñi par conséquent xam gu mu xam ni arrangé wu ko benn yoon pour ay élection am moo tax suñ ko bàyyee mu dem ak teyu bakkanam man Cheikh Bamba Dièye jàpp naa ni te du tey jii rek laa ko mos a wax que su condition yi changé wulee du ñu organiser benn élection fii ak 2024. ku levée de fonds boo xamee ni dafa nekk à l'échelle internationale jëm ci sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak sénégalais yi nekk ci bitim réew mi ay la yëwoon man day gisuma lu ko gën a dagan gisuma lu ko gën a jaar yoon. et ensuite sax ñun parti yi dañ cee war a féliciter Ousmane Sonko ak waa Pastef ndax dafa am njàngat bu rëy rëy boo xamee ne daf cee génn bi si njëkk ci jàngat yi moo di léegi day gëm nañu ni sénégalais yi pare nañu ñoom pour jël seen alal jox ko góor goo xamee ni yaa ngi jóg di taxaw di leen xeexal ak di leen amal njëriñ et ça c'est une information capitale pour li nga xamee ne mooy activité politique bu Sénégal ñaareel ba beneen ñaareelu jàngat bi moo di cette fois-ci ñoom nguur gi dinañu tiit am njàqare gu rëy ndax avant lii ñoom rek ñoo amoon le monopole de l'argent te xaalis bi ñu daawoon di am xaalis bu lewul la ndax dañ daan di tibb ci koppari réew mi waroon dem ci développement bi di ko fowe di ko folklore di ko neexale ak di ko utiliser à des fins politiciennes kon tey jii comme ñëpp nee nañu l'argent c'est le nerf de la guerre bu si Sénégalais yi duggee jël seeni ay économie fa seeni ko jox parti politique yi surtout des partis de l'opposition dafay équilibrer débat bi te bu ñu ko équilibrer parti d'opposition yi dañ dal di am jumtukaayu mën a dem si nit ñi wax ak ñoom yee leen
wan leen fi ñu war a taxaw wax leen lu war a tax bu ëllëgee ñu demoo yi ñu yor nguur gi ngir échec yeeg ak corruption bu metti beeg ak ñàkk transparence bi ñu nekkee. Et ça c'est important pour le pays, c'est capital même pour le Sénégal. Et comme ñoom xam na ni la finalité de cet événement majeur dans la vie politique nationale moo di seen perte de pouvoir bu wér, mooy concurrence ak compétition bu gën a tar boo xamee ni parti politique yi léegi am nañu fu ñu mën a wéeru pour mën a def leen face. Je pense que c'est ça qui est le fondement coow lu bare ji ak dégg-dégg beeg ak interprétation yu fallacieuse yi nga xamee ni ñu ngi koy indi ci interpréter loi bi loo xamee ni mosta wax jëm ci wàllu boobu. ñoo jàngandoo lu bare ñoo ko defandoo, mais du tere aussi bu dëgg jotee ñu wax ndax bu njëkk daan naan defuma fi dara, comme léegi mi ngi commencé di seen ay cocotier bu ëllëgee di yaakaar ne dina seen leneen, mais loolu dinaa leen nettali nan la war a seen te loolu teg na ci loxoom daf ko nanguwul bañ a gis. Au contraire daf ko gis bu ko naqari sax, ndax la ma fi bàyyi woon li ci ëpp ci loxoom la yàqoo. Ana transport scolaire ba, ana bus ma fi bàyyi woon xale yi doon jàngi école te duñu fay. Loolu bilan lam du bilan. Ana ambulance médicalisée yi, loolu bilan lam du bilan. Ana usine pavé boo xamee ne presque jar na 140 millions yoo xamee ni fii lañ ko def ci Bango fa la ko bàyyi ndax añaane na doomu Ndar yi ñu ne lii Bamba Dièye moo ko fi bàyyi. Ana 68 kër yi nekk ci fii ci Bango bañ koy wax cité Cheikh Bamba Dièye. Ana assainissement Gendar, ana assainissement fi la ñuy wax Ndiolofène, ana usine wax naa usine pavé bi, ana usine traitement plastique bi. Ana centre de transformation des produits halieutiques, ana programme de développement touristique bi nga xamee ne nee naay Ousmane Masseck Ndiaye moo ko defaruma ko, mais loolu xam nga c'est une vue de l'esprit pour moom. En réalité bu ko Sénégalais yi dee analyser moom Mansour gis nañu ni ba mu jógee solidarité nationale ba léegi dañ koy inventer ay ministères yoo xam ne ci Sénégal rek lay am, amul intelligence boo xam ne moo ci nekk, sinon que ni xaalis bu baree nga fa bu fa nekkee ba lekk la muy lekk jëfandikoo la muy jëfandikoo daal di taxu ñu namee keneen kooku mooy nekk di justifier ba bisi mujj. te yooyu aussi moom lañ doon dénoncer si jamono régime bele passé, changé wul benn yoon. soo bëggee ñu xool maintenant comme dafa naan defuma fi dara, mais man je ne suis plus maire de Saint-Louis. moom moo doon wax naan fal leen ma maire bu ngeen a falee benn fan Ndar set wecc, te tey jii ku dem ci diggi dem ci biir dëkk bi dem Gendar dem Goxu Mbaaj dem booru dex geeg booru géej gi di nga xam ne li mu doon wax ay waxi kese la. moom moo doon wax naan day dem ca Goroom mu jox ko mu liggéey Ndar, mais en réalité Ablaye Ndiaye laa koy booleel, ndax Ablaye Ndiaye li mu ko wax leer na, nee na moom boo waxee bilan Mansour Faye ci Ndar boo ko doon bind ci ardoise bi du fees. kon te loolu am na juróomi at teg si ñaari at yoo xamee ne ñaari at yu illégal la. man bàyyil naa leen lu mu bon Rognan Sud 400 et quelques millions de francs, defaral naa leen seeni bâtiment yëpp. mairie Saint-Louis bu dee mairie bi dàq gi Sénégal c'est grâce à Cheikh Bamba Dièye. tey jii bu ngeen amee rajo municipal c'est grâce à Cheikh Bamba Dièye, bu ngeen amee ADC c'est grâce à Cheikh Bamba Dièye, bu ngeen amee programme de développement touristique et 25 milliards d'investissement c'est grâce à Cheikh Bamba Dièye. Même maison de l'île man maa nekk ministre de 400 millions ci fonds de développement des collectivités locales dugal ko ci ñu financé ko. donc xam nga kooku Cheikh xanaa kañ léegi fatt gumba sakk say nopp, mais Cheikh Bamba Dièye moom la budde que mënuñu ci dara. nee naa leen xam nga li ma leen di wax moom toujours dana leen naqari, nee naa leen du 10 août 1872 ba suñu jon yàlla tey jii maire tubaab ak bu ñu laa ci yemale du ngeen fi génne koo xamee ne gën na ma baax bilan. lii nga xamee ne moom lay wax nii daf may tuddee mbedd, loolu tradition la ci Ndar, te tradition bu rafet la, ndax Ousmane Masseck Ndiaye defal naka ña nga xamee ne ñoo ko jiitu muy suñu baay Ablaye Diaw, man mii defal naa ko Ousmane Masseck Ndiaye, ndax tali bii nekk ci digg bi nga xam ne mooy la plus belle avenue de Saint-Louis aujourd'hui te moo si gën a gudd man maa ko tudd Ousmane Masseck Ndiaye. te keroog bi Ousmane Masseck Ndiaye faatoo pour la première fois dans l'histoire du Sénégal ci buntu mairie bi si la ñu lal ay sijaada woo daara yëpp ñu jàng fa plus de 66 kaamil. kon élégance ak jikko ju rafet dafa di baaxu Saint-Louis.
loolu kenn lu fi waay dof di nga xamee ne teraanga fii la fekk baax. Et c'est pourquoi loolu man awma ci problème bi ma ci am nag mi ngi nekk si su fekkente ni dañoo fekk teraanga ju ñu joxoon ab doomu Ndar comme riz de Paris bi nga xam ne jox nañ ko doomu Ndar conseil municipal wootee naka ba ñu tudde nañ ko ñu ne dañ koy nangu si moom pour jox ma ko loolu du ma ko nangu ndax bu dul dara sax c'est un Saint-Louisien ay mbokkam mu ngi fi te sama waa ji nag temps yi xam nga plantio yi dafa bare accident yi muy def moom musiba naar laay la ndax bañ demee kenn laaju ko sax ndax yenn saa yi dina moom nee na damay wax rek ba war mu tuddee tali Dakar moom nag moom waa këram dañ ko war a ñawal gémminam ndax seetlu naa ni depuis ñetti weer a ngi nii lu mu fi wax mu doon musiba ndax dafa dem sa rajo ba daal ni waaw Xayar Mbengue mooy kan sax kenn xamu ko ci dëkk bi xam nga ab maire loolu musiba naaru laay la yow ngay maire dëkk bu mel na Ndar ak Xayar Mbengue fi mu toll ci Ndar ak ñi nga xam ne comme fi bokkul dëkkuloo ci dëkk bi nga ni kenn xamu ko fi ni ma dem ba kenn xamu ko fi riz de Paris bi loolu musiba naaru laay la te yooyu dafa war a ñoom Lamine Ndiaye ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ak mbokkam yi ànd ak moom ñoo ko war de temps en temps balaa muy wax ñu ne ko monsieur le maire defal nank kaay ñu diisoo ba pare waaye accident Lamine sa gendar dañ naan kenn mënu koo constater mais enfin je pense que ni bi mu constaté ni juum na en toute humilité wax na ni amul woon benn volonté pour manquer de respect à qui que ce soit kon dañuy jàpp ni dafa juum mais juum la boo xamee ne c'est inacceptable pour un maire mais c'est chose classée mais li gën a am solo boo nekkee maireu dëkk dafa am ay jamono yoo xam ne boo fa tollee da nga war a xam ni Macky Sall du mooy ki la fal dëgg la ci partem nga jaar dëgg la profito nga ci nekk gi mu nekk président de la République pour nekk maire mais en dernier ressort ñi tax nga nekk ci boppu dëkk bi mooy doomi dëkk bi bu fekkente ni da nga yëkkati benn mbir ànduñu ci wala boog ña ca ëpp ànduñu ci la war mooy nga dellu gannaaw ndax àddina ñaar rek ko yàq gàntal lu mën a nekk wala di laaj lu mënul nekk te lii ko Ndar laaj lu war a mën a nekk la et moi je me félicite beaucoup que mu dem ba nga xamee ni jëlaat na question boobu delloo ko commission bi et j'espère que commission boobu elle sera intelligente dina muus te dina jàng ci situation bi ba mën a proposer loo xamee ne dina méngoo bëgg-bëgg ak yéene doom politique dafa laaj ànd ak assumer ku nekk ay position am ñi féete pouvoir bi dañu war a assumer seen nekk ci wetu pouvoir bi ngir identifiant yi leer ngir aussi position yi leer ñi féete opposition bi nangu ni opposition la ñu féete ngir sénégalais yi ràññee leen doomu Ndar yi ràññee ni ñii opposition la ñu am da programme alternatif la ñu am bu wuuteeg loolu gis-gis bi nga xamee ni Mansour Faye ak waa Benno Bokk Yaakaar ànd nañ ko ci wàllu googu nag képp koo xamee ne yaa ngi féeteeg opposition bi te sa position leer nañu ci biir opposition bi amul benn problème ni déjà fii ñu toll nii ñu ngi dox ak di wax jëm ci ñoom tamit ñu ngi dox di wax jëm ci ñun que ce soit ci wàllu local bi fii ci biir Ndar ñi nga xam ne ñoo fi seen représentant ñu ngi wax ak ñoom et à l'échelle nationale ñun leaders yi aussi réeréew ñu benn yoon te am na waxtaan bu sore boo xamee ne sumb nañ ko depuis déjà presque plus d'une année ñu ngi nekk di ko waxtaan te incha allah bu te jàpp na ni mooy méngoog intérêt yi Sénégal te mooy méngoog intérêt yi localité yi surtout dëkk bu am solo boo xamee ne dafa am cër bu am maanaa ci histoire du Sénégal mooy Ndar gi ñu bokk. ku gis sa bët yi du xool ci bay gi